ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te rek dañuy wax ci financement yi fi Union européenne dugal raar na sax ñuy tegale ñaari vidéo di wax ci même sujet bi mais comme que nguuru Sénégal ñu ngi persister di wéy di teg loxo Boubacar Sèye ci lu tegul fenn koo xam ni dafa sampum laaj ne nañu leeral fonds yi fi mbootaay googu dugal diggante 2005 jàpp 2019. xam nga Boubacar Sèye mënoon na rek yem ci xaalis bi ñu fa dugal ci nguuru Macky Sall kese. mais dafa ni la ko tàmbale ci nguuru Maître Wade ñëw ci bosu Macky Sall nañ ñu wax fu xaalis bi ñu wax ni jox nañ ko ndaw yi dugg ñu néewal ko doole nëbbu ko jant bi. mais ñun bi gën a yéeme lañ leen di wax tey mooy li fi Union européenne dugal depuis 2016 ci diir bu gàtt ngir xeex immigration clandestine 18 projets fukki projet ak juróom-ñett financé nañ ko fi xaalis bi toll ci lépp 100 milliards de francs CFA dina ñëw ci projet yi ci gën a am solo ak yenn région la concerné. buñ ci noppee nag ña dëkk ci yooyee gox wax ndax gis nañ seen bopp ci yooyee projet ñun duñu jugé bi yoon dañ leen di dëgtal programme yi yéen ñi nga xamante ni yéen a dëkk ci gox yi ñu wax ni jagleel nañ leen ay milliards ngeen joxe seen xalaat ci commentaire yi. mais balaa loolu dañuy leeral benn mbir bu ndaw boo xamante ni publié woon nañ ko démb muy benn contentieux bi dox suñu diggante Canal Plus te ñu bari bindoon ñu après doon ñu laaj nu mu demee ndax comprendre ñu woon. li am mooy dañoo defoon lu yàggul di wax ci ñaawteef yi fi groupe français bi di def suñu réew ndax non seulement amuñ autorisation bu bàyyi ko ci présidence ngir ñuy jaay seeni décodeur suñu réew mais aussi ñoom du ñu fay impôt comme ni mu waree. gannaaw vidéo bi affaire yi am effet ndax ñu bari décidé woon nañ désabonné wu ci canal ci la ay sénégalais parce que vidéo bi wolof lañ ko def kon ay sénégalais ñoo dem ca tubaab ya ne leen benn chaîne bu tudd Xalaat TV mi ngi yàq seen business biir Sénégal ñu boole seeni moyens def seeni pexe. ba vidéo bi actuellement ku nekk Sénégal mënoo ko suivre ñi nekk bitim réew kese ñu ko mën a visionner. gannaaw loolu ñun itam def nañ suñu recours envoyé nañ YouTube preuve yi ñu yor wal leen dogal bi nga xamante ni ARMP moo ko génnee ci activité bu jaarul yoon bi Canal Plus di def biir Sénégal wal leen convention bi ñu signé woon ak Moustapha Guirassy en 2011 te ba tey amul benn décret présidentiel bu ko approuvé. ñoo ngi déglu après lu ci mënti am rek daañu leen revenir ñenn ñi sax nee nañ jarul topp garaawul benn vidéo kese la. mais dañ leen bëgg a wan ne ñoom waa Canal Plus mënuñu yaakaar ba noppi yëpp ñu mënuñu nekk Sénégal di exercer dans l'illégalité ci lu jaarul yoon ba noppi ne kenn du ko wax. suñu médias yi ñu bari ñemewuñ ci àddu journal Libération moo ci def benn document bu am solo ak yenn site internet yi ko reprendre mais malheureusement sénégalais yu bari mënuñ koo lire mais médias yi ëpp doole ci Sénégal jarul ñuy lim ñemewuñ ci wax moo xam télé wala rajo wala journaux yi ëpp doole ci biir réew mi parce que Canal Plus dafay fay ay publicité. ñi ngi ragal bu ñu àddoo ci scandale boobu noonu millions yi nga xamante ni ñu ngi koy gagné ci contrat publicitaire yi dox seen diggante canal dootuñ ko am. Canal Plus sàcc na fi benn série Mass Black Diamond Mass mooy ci réaliser série doomi gaynde bi ñu partagé woon lu yàggul ñoom waa canal sàcc nañ ci moom Mass Black Diamond benn série policière daal di koy tuddee Sakho et Mangane série boobu noonu Mass Black Diamond moo ko créé groupe canal daal di koy sàcc Mass yóbbu leen ci yoon mais ba tey amul suite. Canal Plus tëjlu na fi ay doomi Sénégal ndax nee nañ dañ leen di frauder ci quartier yi alors que ñoom ñooy sàcc yu mag yi léegi nag ci internet bi lañu bañ ko révéler seeni njombe mais duñ leen bàyyi sénégalais yi leen di xibaar di leen traduiral suñuy vidéo parce que ñu ngi leen di mosal as tuut nañ leen jottali yóbbante boobu noonu dinañ sax defaral publicité gratuite pour ay entreprises yi nekk Sénégal tey proposer ay abonnement comme canal ngir ñu boycotté leen dem ci yeneen abonnement yoo xamante ni dañ fa mën a seetaan seeni match dañ fa mën a seetaan seeni film di mën a am yenn chaîne d'information yi ak documentaire. vidéo bi ñu defoon ci ñoom dugal nañ ko suñu page Facebook partagé lañ ko pour que sénégalais yëpp xam lu Canal Plus di def suñu réew ñun yooyu ébranlé wuñu ay ree sax lañuy def parce que tàkk sénégalais yi nga xamante ni bëgg nañ seen réew ñoo ngi soutenir di ñu dooleel saa ñu dugalee vidéo ñu liker di ko commenter di ko partager parce que loolu mooy tax YouTube di ñu gën a may doole di recommander suñu chaîne tant que loolu mi ngi wéy di am yu mel ni du mës a affecté chaîne bi loolu na seen xel dal lenn rek ngeen ñu mën a soutenir mooy di abonné wu di aimer vidéo yi mooy pouce bleu bi féete kaw di commenter di partager ñu àndandoo yee suñu mbokk sénégalais yi ci lay jëmale suñu réew kanam. ñu ñëw nag directement ci fonds yi fi Union européenne dugal depuis 2016 ngir xeex immigration clandestine li ngeen di gis nii yépp mooy liste 18 projets yi fi mbootaayu dëkk européens yi dugal depuis 5 ans. dañuy ñëw d'abord ci projet bi ci ëpp xaalis te li ko tax a jóg mooy créer ay emploi waaye itam dooleel entreprise yi nekk ci localité yi nga xamante nii moo ëpp li ndaw yi di jël gaal yi di dem. projet bii mi ngi toll ci plus de 40 millions d'euros plus de 26 milliards 200 millions de francs CFA mu war a tàmbali 2016 jàpp 2021 bii ñu nekk.
kon normalement ren jii ndaw yi dëkk ci gox yi ñu jagleel financement yi war nañ gis yokkute ñi dëkk Ziguinchor Sédhiou Kolda Louga Saint-Louis Tambacounda Kédougou ak Matam parce que dëkk yooyu la ñu jagleel 26 milliards yi normalement lu bari ci seeni ndaw war nañu am liggéey wala ñu créer seeni entreprise ku ci bénéficier wu nag mën nga ko def en commentaire. beneen projet bi ëpp liñ ci dugal ci xaalis mooy bi ñu jagleel sénégalais yi ñuy delloo si moo xam ñu jëloon ay gaal ou bien yoonu suuf wala ñu nekkoon Europe te amuñu woon kayit ñoom jagleel nañ leen plus de 27 millions d'euros lu ëpp 17 milliards 700 millions de francs CFA ngir bu ñu yegsee Sénégal ñu mën a am ci luñ jàpp wala monter seeni propre entreprise. ñi am ci financement yi itam mën ngeen signalé wu def ko en commentaire ñun dañu laaj rek ba tey dañu bëgg ay preuve ñu wax ñu ñan ñoo ci bénéficié wu wala ñi ci bénéficié wu ñoom signalé wu. am na également projet bu ñu ne dugal nañ ci 20 millions d'euros plus de 13 milliards ci suñuy koppar ngir nee nañ wàññi tukki bi ci village yi ëpp moodu ak i faatu projet bi ñi ngi ci ànd ak agence espagnole de coopération internationale au développement ak agence italienne pour la coopération au développement te li ko tax a jóg mooy jàppale yenn régions yi nga xamante ni ña fay tukki bari nañ lool ñu dimbali leen ci wàllu mbay bañ mën di gis seen bopp ci yooyu activité financement bi dañ koy fàttali mi ngi toll ci 13 milliards mi ngi tàmbali 2017 war a jeex ci 2021 bii ñu nekk. beneen projet itam bu am solo ci wàllum koppar teg nañ ko pour nee nañ jàppale zone yi ñuy wooyee bassin arachidier muy Kaolack Diourbel Kaffrine Fatick ak Thiès 18 millions d'euros jàpp leen lu jege 12 milliards de francs CFA dugal nañ ko ci projet bii ngir wàññi limu doomi aadama yi quitté village yi nekk ci région yi leen limal sànq ngir daani seen doole feneen bu ko defee ñooñu mën di toog seeni dëkk di gis seen bopp ci wàllu mbay ba duñ soxla tukki projet bi mi ngi tàmbali 2017 war a jeex 2022 kon actuellement war nañ ko réaliser à 80 jàpp 90% bu lépp jaaree yoon. projet wu 14 millions d'euros plus de 9 milliards teg nañ ko fi itam pour la ko tàmbalee 2019 jàpp 2022 ngir nee nañ xeex tukki wu jaarul yoon ci naka dooleel entreprise privée yi waaye itam créer ay emploi mais li mat a leeral ci programme bi mooy budget global bi mi ngi toll ci 35 millions d'euros 23 milliards de francs CFA bailleur bi joxe na 9 milliards yi 14 milliards yi ci des état bu Sénégal moo koy joxe ak réewum Italie objectif bi moo nekkoon accompagner 750 MPME juróom-ñaar téeméer ak juróom fukki entreprise yu ndaw yu nekk Dakar Diourbel Thiès Kaolack Louga Saint-Louis non seulement dañ leen di financer waaye itam dañ leen di gunge sur le plan technique ba seeni bërëbu liggéeyukaay mën a jëm kanam mais projet bi yamu ci dafa ne aussi 1200 jeunes junneeg ñaari téeméeri ndaw daañu leen jox ay bourse de stage waaye tamit téeméer yoo jël ci financement global projet bi 20% yi ci xaalis bi ñu ci dugal moodu yi nekk Italie te investir Sénégal lañ koy jagleel comme ni ñu koy waxee rek ku ci bénéficier wu defal commentaire. gis nañ aussi beneen projet 8 millions d'euros plus de 5 milliards 200 millions de francs CFA yoo xam ni ñi ngi ci ànd ak agence espagnole de coopération internationale au développement muy programme bu ñu war a jëmal la ko tàmbalee 2016 jàpp 2020 kon instant bii war nañu rendre compte ci xaalis bi fu mu jaar ndax amal na njariñ département bu Podor Ranérou Matam ak Kanel ndax dëkk yooyu lañu wax ni fa la ñu dugal xaalis bi ngir ñongal dund ña fay yeewoo ba seeni doom duñu xalaat jël yoon wu baaxul bi ngir dem bitim réew projet bi jeex na depuis décembre 2020 kon nañu rendre compte comme ni ko Boubacar Seye doon sàkkoo ña fa dëkk itam nañu wax ba xam gis nañ seen bopp ci bile programme. am na également benn projet wu 15 millions d'euros lu jege 10 milliards de francs CFA bu tàmbali 2019 war a jeex 2023 te ne nañ li ko tax a jóg mooy jàppale këru liggéeyukaay yu ndaw yi nga xamante ni ñoo ngi ci secteur informel bi dimbali itam ñi nga xamante ni dañoo am ay projet rawatina ndaw yi ak jigéen yi ba ñu renforcer seen compétence seen mën-mën ngir jëmal idée de projet yi ñu am ba mun koo développer. projet yi mënuñu koo jeexal mais dañ leen jox rek yi ci gën a am solo pour ku ci nekk def sa propre jugement xool sa entourage ba xam am nañu ci bénéficier wu. ba ci projet bi ñu Union européenne financé ngir ñu yeesal suñu état civil ci la bokk defoon nañ ci benn vidéo spéciale programme la boo xamante ni objectif bi mooy dajale bépp données sénégalais ay données biométriques jëbbal ko ñoom waa Union européenne parce que sénégalais yi fa nekk bitim réew particulièrement Europe te amuñ kayit souvent bu ñu leen jàppee dañuy joxe yeneen nationalité parce que boo nee Sénégal nga bàyyi ko dañ lay delloosi dañ naan Sénégal amul guerre dëkku jàmm la waaye itam seeni réew dugal nañ fi xaalis bu baree bari ngir suñu nguur wutal ci ndaw yi xëy wala ñu créer seeni entreprise léegi programme biométrique boobu noonu nga xamante ni Union européenne moo ko financé suñu réew li ko tax a jóg mooy bu ñu amee suñuy information personnelle ay données biométriques bépp sénégalais dañuy am say empreinte
say mandargay bët sa taay ak bépp information ba boo tukkee Europe te amoo këyit bañ jàpp la duñ la sax laaj yow ban nationalité nga sa baaraam la ñu jël teg information yëpp génn ci ordinateur bi ñu boole la ak say bagages delloo si le Sénégal ci nu mu gën a yombee. projet bi Union européenne dugal na ci 28 millions d'euros 18 milliards 400 millions de francs CFA pour am ñun sénégalais yi suñu données personnelles ñun Macky Sall daf ñu jaay ba noppi te yëguñ ci dara. moo tax ñuy sàkk ñu libérer encore une fois Boubacar Seye ndax jàpp nañ ko foog ni dinañ mën a nëbb seeni njuuj njaaj wala tiital ñi nga xamante ni ñoo ngi wax ci mbir mi ba ñu noppi mais dañoo sax gën a dugal seen bopp ndax permettre na ñu mel ni ñun gën a xuus ci suñuy recherche génne projet yi ñu wax ni financé nañ ko biir Sénégal depuis 2016 te mu nekk une centaine de milliards. nañu leeral loolu te bàyyi jàmbur mu ñibbi ci ay njabootam ne ngeen dafa def li ñuy woowee diffamation mais def leen conférence de presse ngeen leeral sénégalais yi fan la xaalis bi ngeen wax ni jox ngeen ko ndaw yi jaar wax leen nañ ñu ci bénéficié wu wax leen ñaata projet ngeen ci financé wax leen ñaata emploi ngeen ci créé dañ leen di défier tey duñ ko mës a leeral parce que sàkkal nañ pexe xaalis bi yàgg na ñoo gën a gaaw ci organiser conférence de presse ngir tegg tuuma mais dossier bii nii kenn ci ñoom ñemewul jël risque naan da ciy tontu ñi ngi leen di xaar jàngatu tey bi loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngeen jëf